يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا لطف اللطفاء يا برد أحرار يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا لطف tey dong la tey mooy ñaareelu yoon sama ñetteelu yoon bi événement bu mel nii di ñu dajale événement bu mel nii boo xam ni ci les ICS ñoom ñuy jox ay ndimbal waaw bala ñoo tàmbali nag dañuy jox imam Babacar Pouy mu def ñaan ñu doon jublu ci waxtaan ومدار الأزم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما léegi nag il faut ma présenter leen ñi nga xamante ni salaam wa salaam ñoom ñoo teewee jotaay bi walhamdulillahi rabbil alamin soxna Aïssatou Ndiaye moom moo représenté le maire de la commune de Mbao. Il y a monsieur Fall moom mooy représenté le médecin chef du district de Mbao. Il y a le chef de village Aléa Pouy. Il y a le représentant des ICS monsieur Leyti Ndiaye et le chef de service des services sociaux des ICS Amadou Tall. Il y a la directrice de l'école Moursek. Il y a monsieur Pouy, le représentant du secrétaire exécutif du CDS. Il y a madame Niane, la maîtresse sage-femme du poste de santé de Petit Mbao. ci mbooloo mi aussi fexe nañ ba dajale fi couche yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci zone de responsabilité poste de santé bi. Il y a le représentant des délégués de quartier. Il y a le représentant des jeunes. Il y a la présidente des Badiane Gox du poste de santé, la présidente des relais du poste de santé et des notables. Pour ñu tàmbali wax ji nag dañ koy jox le président des délégués de quartier mu ubbi waxtaan bi ñu door di jox bu ñu paree le chef de village. Bu le chef de village waxee le représentant du secrétaire exécutif dana wax, le représentant des ICS wax, le représentant du médecin chef wax, après la représentante du maire tëj jotaay bi. ñu ngay gërëm taxawaay bi nga xam ne waa ICS ba nga xamee ne dëkk nañ Mbao ànd ak ñun ba tey ñu ngi rafetal jëme si dëkk bi ginnaaw bu nu gërëmee monsieur le chef de village bi nga xam ne teew na mbooloo mi jiite mbooloo mi. maa ngi wax si kàddu chef de quartier yëpp jotaay tey bi nag jotaay la boo xam ne bi bettuñu ndax ba ñu nekkee ICS ba léegi ñu ngi ñuy defal ay teraanga mu jëm si dëkk bi ICS ak Mbao benn incident majeur moo si fi am boo xam ne bi dañ ko réccu ñëpp te loolu du seen tayeef du sunu tayeef mooy catastrophe bi nga amoon fi en 1979 la xam 69 ou bien 89 bu ma juumul gannaaw loolu am na ñu leen fi jiite woon ay directeur yoo xam ne jiitu leen fi avant ngeen ñëw tey ñii leen fi jiitoon ba tey jii ngeen ñëw taxaw di def li ngeen def nii muy rafet jëmal si dëkk bi di leen dimbali si wàllu garab yéen li ngeen def actuellement ñi leen fi jiitoon daaw ñu ko def ngoon nag ñi yéen xam ne yéen a koy def entreprise bi fi nekk tey jiite si ICS xam ay indien yoo xam ICS ñu ngi te di ko jëmal si Mbao lu ñu fi yëgoon si lu wàññi ko rek yokku na bu ñu yëkk ngoon nag di leen di gërëm di leen sant ñi fi ICS yoon ni yëpp ki jiite ak mbooloo mi mu àndal yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant seen taxawaay rafet na seen diggante Petit Mbao wante nag loolu dafa nekk loo xam ne dañ ko war a perpétuer dëgg si yàgg si sax si ndax Olof Njaay dafa wax ne ñu bokk teen ñooy laxasooy goj ngoon nag ICS ak Petit Mbao bu fi incident bu amee bu mu mënti doon rek nañ ko jaar si négociation waxtaan ba ji. maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla defal jàmm ndaxte Petit Mbao gi yàlla def na fi loo xamee ne dañ ko fi fekk nag dëkk bu yàgg la
1444 du tey mag fii si Cap-Vert mag dëkk yëpp dëkk yi ñëw fekki se que mu nekk dëkk bu tuuti ñu naa petit wante nag yaakaar damay lay grand la bi loolu wuyee si li ma doon jëkk wax si baaw rek ngërëm ak sant di ñaanal yàlla directeur ICS ak ñi xamee ne mooy Leyti ak Assane ak ñi nekk ICS ñëpp te représenté fi maa ngi leen di ñaanal yàlla di ñaanal yàlla nag ñi xam ne ñoo yore district sanitaire bu Mbao ñoo xam ne ñi leen fi teewal joobul mënuma jaar ci seeni tur wante ñoom ñëpp la ko daggee sa ka xamee ne moo yor médecin chef ba si kii gën a suufee ñu ngi leen di dalal jàmm. kat bi ñu nekkee si dëkk bi ba tey amuñu benn inconvénient mu waa dëkk bi jàmm ak salaam la ñu nekkee waa dëkk bi bu ñu nekkoon woon a jàmm ak salaam man du ma raayal kenn ginnaaw dama naa nekk ñu jàmm ak salaam waa dëkk bi wante jàmm ju mat sëkk foo leen ooyee ñu ñëw loo bëgg si ñoom man ka am maa ngi leen di gërëm si loolu di leen sant. dañu bëggoon nag mbooloo mi xala em rek ndaxte pandémie weex yooyu ak ni yéen ko soxlaa woon rek moo tax mbooloo mi nii wante bu ñu sañoon bu ñu bëggoon lépp ñu dinañ fi ñëw baase nañu ko ngelaw yi moo ëlbatiku yóbbu ko jigéen ñi nag mention spéciale yéen nag jigéen ñi xorom leen cin leen demul ñee ka sànni ko sa seen ba du dëgg la waaye ceeb neex lab soos neex ba amulee xorom du dox te yéen a yee xorom si ngoon nag nu ngi leen di gërëm di leen sant xam ne valeur bu day nii ku ko andi si dëkk te doo emu la woon fii te si laa dëkkoon tey andil nga nii mu jëm si population bi waaye gërëm ak sant rek moo am gërëm nañu leen sant ne leen Leyti waa district waa mairie bu ngeen demee ku nekk boo demee sa kilifa wala yaay nekk kilifa gi na nga leen ne chef du village Petit Mbao si turu waa Petit Mbao ñëpp gërëm nañu leen sant nañu leen ñaanal nañu leen yàlla na leen yàlla sàmm mbooloo mi jullit. di nuyu aussi monsieur Leyti Ndiaye ak sa délégation bi mu àndal jógee aux ICS di nuyu la sage-femme madame Niane l'IPC di nuyu directrice école madame Ba ak madame Ndiaye madame le maire donc muy yóbbaale nuyoo bu di nuyu population Petit Mbao bi yëpp. di def un bref rappel rek par rapport à la mutuelle de santé de Petit Mbao donc en 2016 lañ ko créé bi ñu koy créé donc état dafa ñëw gis ne si wàllu paj seulement benn pourcentage bu ndaw de la population ñoo bénéficié des prestations yoo xam ne c'est à moindre coût mooy ñi nga xam ne c'est des fonctionnaires ak ñi nga xam ne am nañu IPM nekk dans les sociétés mu constaté que la population y a une grande marge boo xam ne am ñu accès à ces soins de santé peut-être bëgg nañu faju te day metti si ñoom mu créer la CMU la couverture maladie universelle donc bi mu ko créé aussi en 2016 ñu dans le Sénégal un peu partout dans la commune de Mbao ñu am 4 mutuelles yoo xam ne aussi ñun jiite gi ñu ko jiite si suñuy loxoy kilifa la jógee te li ñu ma dénk aussi alalu Petit Mbao la te soo demee si kayit yi si récépissé bi mutuelle de santé bu Petit Mbao lañ fa def parce que aussi moomeelu Petit Mbao la donc amuñu droit def si beneen tur soo demee si yeneen mutuelle yi am na beneen tur bu ñu ko mën a dàkkantale mais comme alalu Petit Mbao la ñu dénk ñu ko donc aussi amuñu droit changer ko. si ma ñëw si les ICS franchement fan yële passé dañuy ñëw bette ñu ak peut-être l'enrôlement de 300 élèves au niveau de l'école Moursek CMU élèves dafa am ni mu amee des classiques la am peut-être la CMU élèves yooyu aussi mën a bénéficier des prestations à moindre coût tey jii ñu ñëwaat pour une grande première ñu ñëwaat dans le département donc tout à l'heure maa ngi déggante ak le président c'est la première fois que ñu enrôlé ñoo xam ne si ñun lañ bokk mooy daara yi tey jii ñu jël engagement enrôlé ay ndongo daara ñoo xam ne ay tout tànk la di jàng aussi am ñuy jàng école ñoom si daara ji dañu opté pour dem jàngi foofu jàngi xam-xam donc xam-xam du doy donc aussi loolu ñu koy rafetlu bu baax di seen kilifa Pape Niang si daara la ñu jël donc enrôlé fa ay ndongo daara ñoom ñu ngi ñuy ñëw toog peut-être ñu ñëw peut-être représenter peut-être daara ji yëpp. bu tey bi maanaam mën naa wax sax daf ñu bett parce que par l'intermédiaire de mon frère Assane bon dama toog rek mu ne ma ICS nañ leen jëlal temps si daara yi donc loolu aussi ñu koy rafetlu te wax ne aussi information bi yéeg na ba si le suñu kilifa mooy président Biya tey ñëwul
je l'avais informé mais tey gouverneur moo leen convié à une rencontre boo xam ne si lii la jëm mooy lii ICS def nii parce que dafa am benn projet bu ñu tuddee accès universel aux femmes accès universel des femmes aux structures de santé dans la région de Dakar, plus particulièrement le département de Pikine et le département de Rufisque. Donc fallait dem au niveau du centre de commerce donc fa la atelier bi am donc pour wax ne donc état bi aussi gis na ne population bi war nañ leen mën a dugal si mutuelle de santé yi donc merci les ICS bi ñu ñëwee accompagner ñu si loolu donc loolu aussi ñoo ngi si sant di leen si gërëm. loolu waa ICS yi di leen wax ne population de Petit Mbao bi kontaan nañ ci yéen di wax encore une fois sànq monsieur Thioune mu ngi koy wax sànq parce que je pense bii mooy 3e fois si ñu indi fii si wàllu médicament tey boo ko évaluer tey ji ay millions yu bari la donc tey ICS ñun amuñu seen fay donc encore une fois beneen bi aussi dañ leen di gën a ñaan aussi ngeen gën a yokk waaw ngeen gën a yokk seen loxo mu ngi si biir dëkk bi bu baax a baax mais dañ leen di ñaan ngeen gën a yokk ñëpp wax nañ ko beneen bi aussi di remercier aussi le chef de village parce que mënuñu ko bañ a gërëm parce que nag moom moo def lu tax ñu gërëm ko ndaxte rëccuñu li mu nekk chef de village rëccuñu ko ñun en tant que jeune mag ñi tamit je pense que ne mag ñi aussi sant nañ ko gërëm nañ ko parce que lu tax ma ne nañ dañuy sant chef de village mooy que ne bépp activité bu ñu def fii si dëkk bi lépp lu ñu fi oote chef de village boo ko wooyee moo fay jiit loolu moom je pense que ne population bi mën nañ ko séddee. beneen bi aussi bi may waxaat rek si waa ICS mooy que ne def nañ defati tey logement bi nekk suñu ginnaaw nii tey ñoom ñoo ko fi def toogoon nañ presque 4 ans tey sage-femme bi amul woon fu mu dëkk dañ ko doon luyeel mu metti woon trop nag si CDS bi parce que location bi dafa metti woon trop xam nga di fay presque 100 000 francs par fin du mois mu doon génn si CDS bi metti woon na trop mais si ndimbalu ICS loolu wàcc nañu te bu ñu wàccee nag yàlla xa ICS moo tax mu wàcc ñu donc loolu nag bon mënuñu def loolu aussi di leen si santaat encore di leen si gërëma léegi aussi dañ koy beral nuyoo lu tax ñu koy beral nuyoo ICS yàgg na fi ak dëkk bi doon na metti ay jamono pour ñu jot ICS doon metti mais léegi depuis ñu indi ko fii mu nekk si entre ICS ak Petit Mbao donc vraiment il est accessible heure bu ñu ko bëggee jot dañ koy jot activité bu ñu mën a def fii si dëkk bi muy si wàllu football il y a 2 ans de cela si je me rappelle très bien organisé nañ ci benn tournoi bu mag tournoi boobu ñoom lañ ko parrainé woon lépp lu nekkoon si tournoi bi ñoom ñoo ko def loolu aussi ñun aussi moom la chef de village wax rek du ñu wax kenn yàlla mu ngi leen ñu tegu suñu yàlla. direct ñu leen si ñaan aussi vraiment ñaan lay doon nag mooy fii cuun nekk nii mooy district bi foofu boo fa demee poste de santé bi vraiment état ni mu nekkee jaaduwul boo fa demee sa yaram day daw. bâtiment bi commencé na départ donc foofu aussi dañ leen fay ñaan aussi ndimbal lépp nu ngeen ci mën a dimbalee ngeen dimbal ñu si loolu aussi vraiment ñu ngi tàll suñu loxo di leen si ñaan. maternité bi aussi ñëpp xamoon nañ aussi nu mu mel foofu aussi sànq chef du village mu ngi koy wax mënuñu wax aussi sans autant aussi remercier monsieur le maire parce que tey bu maternité bi nekkee fii aussi yàlla ak moom tey moom moo ko rasé dafa liggéey laatuñu ko tey yi avec une somme boo xamante ni dugg na presque 50 millions donc mais tey pare na mais tey matériel ba fa war a am tey des na. donc loolu aussi tey dañ leen si ñaan aussi lu ngeen ñu si mën a jàppalewaat aussi ngeen jàppale ñu si donc daal loolu moo nekkoon kàddu yi nga xamante ne mën ñu ko woon bañ a génn. di gërëm aussi waa ICS parce que dañu def lu rëy si dëkk bi mooy réfection maternité logement sage-femme bi ak surtout médicament yi appui bi nga xam ne ñu ngi koy def en médicament au niveau du poste santé de Petit Mbao. donc tey mu nekk journée de remise de dons de médicaments bi nga xam ne waa ICS ñoo ko def mais aussi enrôlement à la mutuelle de santé de personnes indigentes donc mu nekk ñaari activités yoo xam ne yu am solo la wax dëgg yàlla parce que ku ñëw si dëkk pour jàppale néew gu doole comme xam nañ ne paj mi di ñëpp ko attan am ñoo xam ne seen doole mayewu leen pour yenn paj yi. donc bu ñëwee tey jii di jàppale ñi nga xam ne ay néew gu doole lañ pour ñu mën a faju au même tour que tout le monde vraiment da leen di gërëm di leen sant mais man pour le district damay remercier ñi nga xam ne ñoo jiite poste de santé bi muy madame Niane ak monsieur Thioune parce que mën nañoo xam ne ay royukaay lañ fi ci district bi c'est rare nga gis ñaar ñu bokk infirmier ak sage-femme bokk benn poste te doo fa dégg ay coow
te wax dëgg yàlla man ba mu fi ñëwee di ba léegi lu baax laa leen xamee yenn saa sax da ngay jaawale pour xam kan moo jiite ak kan moo ci topp parce que vraiment ñun amuñu boobu décision amuñu boobu problème ala ko di nga dem fenn boo bëggee wax ak kenn ki keneen ki wala ne man maay chef bala ngaa wax ak diw wan ma man nga war a gis ba pare mais loolu wax dëgg yàlla man dama koy rafetlu te vraiment poste ba avancé moom fi ñëw melo woon nii mais tey defal nañ maternité sant yàlla la poste santé bi li ñu ci wax léegi tamit ICS loolu tam doléance la boo xam ne da leen nga wax ngeen gën cee jàpp parce que poste bi laaj na defaraat parce que loolu dafa bokk ci accueil maanaam nit ki ñëw di faju si nga teere ko dans très bonnes conditions vraiment day oyofal sax jàngat bi nga xam ne moom la indaale waaw loolu nag dafa nekk loo xam ne am solo la donc bu leen xeeb na ngeen travailler en collaboration ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci poste de santé ba ñoom ñoo xam exactement lan mooy seen jafe-jafe tey jii man lu ma xam poste bi ñoom ko gën a xam. bu loolu weesoo tam may gërëm ñi nga xam ne mooy personnel communautaire bi parce que ñun rek mënuñu dem mooy relais yi bàjjenu gox yi ASC yi nekk ci poste ba yëpp ak ci maternité ba yëpp da leen di gërëm di leen sant parce que bu liggéey bi jekkee bu baaxee ñoom la dañ ci jàpp. moo bëggoon teew fii mais dafa am empêchement moo tax teew fii si la ma yebal lool ma ñëw pour vraiment représenter ko mais aussi ICS ñi mi leen di gërëm di leen sant. parce que bëri na poste yoo xam ne ndimbal bi ñuy am nii amuñu ko donc bu ICS defee lu mel nii dañ ko ci gërëm di ko sant. jiituma ICS nekk fa suma kilifa xëy na dafa woyof rek moo tax mu ne naa bàyyi ma wax may moom moo ma woon kaddu gi. Madame la représentante du maire maa ngi lay nuyu bu baax di jottali suñu nuyu direction générale au maire Ablaye Pouy di nuyu chef de village ndax nag ak dëkk moom boo fa duggee bunt bi mooy chef de village ñu ngi lay nuyu bu baax suñu papa moom suñu relation moom dootul sax relation layti mu nekk ICS ak chef de village doom ak bàyyi la parce que dama ko jàpp comme sama papa wax dëgg yàlla di nuyu chef de quartier yi fi nekk bu ma nuyoo chef de quartier yi nag yàlla dafa def Idi Dia laa ci gën a ràññee ndax moom la xëy na ëpp li may gën a waxtaan ak ndax xëy na moo nekk également petit mbaaw pël di suñu waajur également di ko woyof di ko baax ku am yëg-yëg te compréhensible également Idi maa ngi lay nuyu bu baax papa di nuyu suñu notable yi fi nekk yëpp di leen ziar bu baax a baax di nuyu les représentants du médecin district coach laa koy wooyee parce que moom bon indaalewul banaana weeg moom mooy loolu di nuyu madame en fait l'ICP directrice école bi également di nuyu kilifa yi fi daje yëpp di nuyu également Sega mi yor mutuelle de santé bi ci turu kilifa Petit Mbao yi ci turu kilifa ICS dañu fi ñëw tey pour un don symbolique maanaam lu ñu xeeb trop sax parce que dama jàpp ne dama koy faral di wax Petit Mbao li leen war seen diggante ak ICS yëpp def nañ ko parce que dëkk bu ma toogee damay naan Assane su ma toogee ne ICS des fois du ñu tooñ Petit Mbao naa fekk du ko weesu te ñu nag yàlla def na leere wuñu dina dëkk ay bés xëy na ci comme ni ko sama papa waxee machine la ñu yor di ci liggéey xëy na mu des fois mu am ay tolof-tolof yu mu teg dëkk bi bu ñu ko tegee suñuy kilifa wax am ñu ci wax nañu fexe leen ba waa Petit Mbao bu ñu leen mënee waree jot bu leen ko tàyyi nañ leen jot heure bu ñu leen bëggee jot ndaxte dañoo dendeek ñoom yor industrie mu mën a am ay défaillance mën a indi ay problème ci dëkk bi donc fexe leen ba bu ñu leen di woo bu ngeen fexe mukk ñu woote te jotuñu leen moo tax ñuy xar suñu tànk tubéy bu ñu yeewoon 4 heures du matin it suñu téléphone bu sonné dañu wuy parce que amuñu sañ-sañu bañ a wuyu parce que nag li may faral di wax ñun duñu ay indien ñun ay sénégalais lañ sénégalais yi ñu nekk moo tax Petit Mbao gii ñu bokk fi donc lépp loo xam ne dañu jàpp ne da koy lor war nañoo taxaw fexe ba loola ñu teggi ko ci loola suñu kilifa également waxaat naa ko fii ci sama ñëw bu mujj
xam nañ ko ba commencé woon ci def ay jéego def nañ ci jéego boo xam ne nii am na ci doomi Petit Mbao yu fay liggéeyee xam nañ ko duñ ma bàyyi may wax loo xam ne du meewut noonu bu ma jëlee fu mel ni sphère yi ñuy gis ku mel ni Assane Pouy fay lay liggéey donc moo ma gën a xam foofu la fa nekk boo ñemee fu ñuy wax atelier DAP fi ñuy defaree engrais seen doom bu ñuy wax Fodé Baro fa la nekk donc ñemewu maa wax fii loo xam ne suba dinaa ko romb di sëgg ci ICS parce que nag bu weesoo ICS ku nekk dafa am peut-être yar bi ñu def ci yow ak na nga mel suñu kilifa pour que ñu xamal ñiy liggéey ci atelier bi ne leen da ngeen dekk ak i nit bañ nañ ko ba dañu ne leen ay appareil de détection détecteur de gaz lañ leen defal ci sphère bi ñoom képp koo xam ne yaa ngi liggéey ba sàggane tuuti rek ammoniac bi dem ci Petit Mbao dañ lay def demande d'explication te bu ñu la defee demande d'explication sa dàq sa xaj da ci sphère bee Assane nekk condition yi dencee ak ammoniac ba yaakaar naa ne xel xalaatut sax ñuy xëy ñu ne ammoniac ba naaw na ndax état ci boppam sax du ko nangu pour des raisons de sécurité pour wax waa Petit Mbao rek du ñu mës a wax ne ICS tegul toor Petit Mbao loolu moom xalaatuñ ko ci àdduna ndax des fois ci fabrication engrais mën naa am des fois ay rëcc-rëcc waaye ñi ngi toujours suñu papa bu waxee rek dinañ ko man kay saay damay ñëw sëgg rek ngeen dóor yat ba doyal parce que man maa warta fekke loolu am di ko jéggalu ci turu ICS ndax nag wax dëgg yàlla am la ngeen waroon def ngeen ko comprendre ngeen ñu bu baax a baax ñun nag xëy na ñooy jéem a góorgóorlu pour def te damay faral di ko wax la ñuy def nii duñu ko ndamoo mukk parce que ëpp ngeen ko suñ diggante yéen ëpp na loolu bon li fi jot a def duñ ko wax xëy na peut-être nit ñi xam nañ ko jarut jaaraat daf ñu war donc c'est pas l'appel naan def naa fi nangam li la war boo ko defee da ngay jàpp ne da laa war moo tax nga def ko donc duñ fi nekk nañ lim nañ def nañ nangam lii nag dañu toog di préparer benn don médicament pour Mbao ak Mboro mais ñun ñëpp xam nañ ne bon la procédure administrative day yàgg ma ne non balaa ñuy pare ci loola nañu jël benn montant bu ndaw rek ñu jënd ci quelques médicaments soutenir un peu poste de santé bi ndax population yi dinañ ko soxla moo tax ñu jënd à peu près un don de 1 million et quelques médicaments jox naa facture bi Assane ci pharmacie jëndewuñ ko sax PNA dañ ko jëndee pharmacie pour mu gën a gaaw parce que population yi également soxla nañ ko te district bi xam naa ne soxla nañ ko ndax madame bi lekk na seen xaalis bépp ci location bi ma ne ko madame ñaan lekk na xaalisu Assane bépp ci location bi donc bu ñu defee don bi dinañu permettre suñ population yi également mën ci jot dama ko waxoon bi ñuy joxe don ba le passé Assane c'est pas jënd naa garabu ñaar téeméer da nga koy jaayee ñaar téeméer ñaar fukk pour am ci dara boo ko jaayee ñaar fukk sax am nga ci dara na ci population yi jot ci jot bu gën a yomb parce que ñoom ñoo ko moom mayuñ ko district bi mayuñ ko Assane mayuñ ko docteur population bee ko moom kon nag nañ fexe ñu jot ci nañ ko yombalal ndax ñu jot ci beneen bi mooy couverture maladie universelle bi ñu fi ñëwee ci école bi effectivement c'est que daf ñu defoon doléance que ni daara yi kat war nañ leen a bàyyi xel ma ne ko wax dëgg yàlla am suñu xel da cee fottoon mais su ma demee dinaan fexe ak samay kilifa ba buñ mënee xool ci daara ji ni ñu ci def ñu jël ci ay xale def leen couverture maladie universelle parce que ñëpp xam nañ ne souvent boo demee ci daara yi day doy waar parce que ku ci mel ni man da nga jël sa doom jox ko sëriñ daara fàtte nga sax lam nekk sa doom nekk lam soloon sax yóbbu ko fàtte nga ko xamul lijjanteetu ko sax sëriñ baay jéem a faj mooy jéem a dundal donc baax na ci ñuy des fois walbatiku ci wàllam paj parce que xale boo ko fajul boo mënu ko jàngal wér gi yaram moom muy mag muy ndaw ku ko amul pour nga nekk ci say activité yombul ñu ne donc nañ fexe xale yooyu jëm leen a enrôler ci CMU ndax bu ñu demee ci hôpital bi faju mu xaw a woyof vraiment loolu également ñu def ko ñu ne nañ xool aussi mag ñi parce que ñu ñëpp tey yaakaar naa coronavirus yee nañu ci nan lañ war a sàmmee suñuy mag ndax mag ñi ñoo gën a vulnérable ñu ne nañ xool ci mag ñi également ñoo xam ne soxla nañ ko parce que am na ci suñu papa yi parce que ñëpp retraité nañ pension bi doyeetul dara léegi liggéey xëy na jafe na ci réew mi njaboot gi pour ñu taxaw la dana xaw a métti ñu ne nañ xool ci mag ñooñu ñu ci mën a jël également yóbbu leen ci enrôler leen ci CMU pour le moment ñu jël benn nombre bu limité ci yeneen peut-être activité danañ fexe ñu ko gën a yokkee parce que nag
mag ñi il faut ñu protéger leen am réew bu fa mag nekkul musiba am na sama genre gi nekk ay xale di telli wax rek duñu wax ci xam-xam duñu wax ci yar donc mag ñi ñoo fi nekk pour yeeñu teg ñi ci yoon moo tax ñu ne mag ñooñu nañ xool nu ñu leen di boolee ci enrôlement CMU loolu moo taxoon ñu ñëw tey kàddu yi di gudd di wax rek que Petit Mbao ñu ngi leen di jox nuyu direction générale di wax ne toujours ñu ngi leen di bàyyi xel maintenant doléance yi dégg nañ ko également je pense monsieur Thioune waxoon na ma ko xaw nañu mere sax parce que effectivement mën nañu ñëw ci madame Niane nax ñu bañ defal ko kiyam bi waaye monsieur Thioune je pense que dinañ yeggale doléance bi incha allah ci direction générale luñ ci mën ñun ci suñuy pexe ak ci suñuy conseiller ci au niveau de la direction générale ba pare naa ko teg ci sama loxo mag parce que xam naa ne mën na ci dara ñu jéem a waxtaan ak DG lépp lu ñu mën rek incha allah dañ fexe ñu def ko ci poste bi lu ci amit danañ leen ko wax ngeen xam ko mais comme li may faral di wax comme ñoom ñooy décider ñun dañuy jël doléance bi rek naxanteeg ñoom waxanteeg ñoom xamal leen la fa xew pour ñu mën ñu jàppale du ma wax ne mukk danañ ko def mu xëy suba fii romb defuñ ko ñu ne léegi ko waxoon mais dinaa waxtaan ak kilifa yi jéem a naxanteeg ñoom pour loola ñu mën ko def vraiment ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm également parce que bon il faut ma def ko Assane Pouy Assane du question que maag moom dañu bokk liggéey Assane du question que dañu bokk génération mais Assane dafa nekk ICS ni mu nee fii président comité santé nun nañ ko dénkee PCA IPM xam nga lan moo ko waral yaram discipline bi Assane am maanaam tey gi Assane am sama genre gi amuñu ko moo tax bi ñu ne IPM bi ñu rek rapproché wu ci ressources humaines xel yëpp dañu dem ci moom et mieux xëy na sax dinaa sàcc secret wax ko taal xam na li may wax am na fenn foo xam ne bi ñu xalaatee ne war nañ fa mën a yóbbu nit mu jàppal ñu ko ñëpp dañu xelam dañu dem ci moom ndax jubam parce que poste boo xam ne nii la fay jaar xam nañ la fa ne ba nit ñi dañu fexe dañ ne non moom bokk na ci ñi ko dox léegi wuti mun leen am keneen ko dul Assane te moom xam ne nañ ciy dox bu ko lu ko may yaram jubam kon Assane vraiment ci fi nga teg sa tànk bu ko teg en tout cas li may faral di wax du question que xam naa ne Petit Mbao la gënal ICS foofu tey moom lu ma wóor ba wóor bu Petit Mbao soxla woon nga bàyyi ICS donc li may wax du question pour wax la lu la neex wala sànni la fleur keneen ki Amary sincèrement yàlla rek a tax may wax bon li ñu gisee sax bariwul téléphone la ëpp lu ñuy wax mais quelqu'un de disponible comme Amary également yombul quelqu'un de compréhensible comme Amary yombul Amary yar gi mu nekk également yombul muy ay jeunes yoo xam ne jàpp naa ne Petit Mbao buñ ci amoon ay jeunes yu mel noonu non Petit Mbao kenn du ko wax ci Dakar ndax effectivement bëgg nañ seen gox te musuñ la wax muy moom muy Assane muy Pa Alieu muy Idrissa Dia du kenn ku ci mos a woo ICS wax ko sa bëgg bopp man loolu daf may frappé c'est très rare de voir ça nit ki toog di représenter ay nit lépp lu mu lay wax rek mooy dëkk ba mais waxi boppam c'est très rare nga gis nit di comporté woonu donc moo tax ma ne wax dëgg yàlla ñii yàlla ma boole ma ak ñoom ñuy sama bunt ci Petit Mbao du ma def lu dul sant leen di leen gërëm te di leen ñaanal suñu borom gën a xët ci fan yi yokk xéewal yi lépp lu ngeen bëgg fii ci Petit Mbao suñu borom jàppale leen ci jërë ngeen jëf maa ngi jégalu baax ci kàddu yi. am na loo xam ne lii dafa doon ko secret am na loo xam ne lañ doon def bëgguñu woon benn ab naar xam maa moom ñoo ko waxtaanee def ko ba loolu jàll te ba doon dañu mënoon a njublang nag di forot boo xam ne bii kenn xamu ko ba départemental demi-finale c'est le njoolam kenn rek la moo fi mas a dem ba départemental ba demi-finale te boobu ñoom ñii la te xale yi tuuti nañu woon waaye nag dafa amoon mag ñu leen ngémboon yoo xam ne bu ñu gëstoo rek gis seen ginnaaw mu ngaati yàlla na ko yàlla xare àjjana Alassane Diouf Seck lu nekk ay kurpeñ sax dal nañu waaye booba duñ bëggoon rek xale yi li ñuy def ñu réussir. macha allah di nuyu ki nga xam ne moo fi toogal les chefs de quartier di papa Babacar Pouy ñu ngi koy nuyu di jël nuyoo chef de quartier yi fi nekk yëpp di ko jox mu jottali ñu leen ko. di nuyu képp koo xam ne rek toog nga fi di kilifa jox nañ la sa wàccuwaay bu baax a baax a baax a baax di nuyu relais yi di nuyu bàjjanu gox yi
di nuyu monsieur Thioune di nuyu madame Niane mais di nuyu waa CDS bi bu baax a baax a baax a baax di nuyu école coranique bi nga xam ne moo fi nekk moo fi ñëw tey pour ñu enrôler leen ci CMU bi waaye di nuyu représentant district monsieur Fall ñuy nañ la bu baax di nuyu waa ICS ñi nga xam ne ñoo fi ñëw tey di joxe ci don yi waaye gannaaw bi ma nuyoo ba pare damay nuyu ñi nga xam ne ñoom laa àndal jóge ci mairie bi muy le chef de cabinet du maire mi ngi fi toog di Ndiaye Sow di nuyu Bill Ndoye Ousseynou Ndoye nga xam ne mooy chef de protocole maire mais di nuyu sama frère Mané Pouy mi nga xam ne moom moo yore commission sport jeunesse et sport di nuyu madame la directrice d'école maa ngi lay nuyu bu baax Séga maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax képp ku fi toog rek nuyu naa la jox la sa wàccuwaay di wax rek que ni tabarkalla macha allah dañuy sant di gërëm li tax ñuy sant di gërëm mooy monsieur le maire Abdoulaye Pouy bu waa ICS ñëwee tey jii indi fi don pour la population de Petit Mbao du def lu dul rafetlu ko ndax moom ku ko xam-xam ko ci santé defe naa ne li mu def ci santé bu ñu taxawee di ko énumérer commencé ba ñu dooree 2014 ba nëgëni si monsieur le maire Abdoulaye Pouy taxaw na jël ay infirmier ak ay sage-femme ay ASC yóbbu leen ñu defi formation monsieur le maire ci li gën a ndaw rek ci li may lim bi Covid bi jotee monsieur le maire li mu def ci commune Mbao ci santé li gën a ndaw rek mooy indi na fi 4 ambulances yooyu defe naa poste de santé 5 postes de santé ñu ngi fi 5 de poste de santé yëpp bu ci nekk am na ambulance benn poste de santé bi nekk boo jegee raay moom monsieur le maire Abdoulaye Pouy moom moo taxaw génne ci poche am loué fa poste de santé kër ñu def ko poste de santé ndax ñooñu defe naa ne dañoo sonnoon ci di jéggee raay bi di ñëw di faju si ci kii Kër Mbay Fall li gën a ndaw rek mooy lii ñu jàkkaarloon nii muy maternité bii ku nekk xam na ni maire yi mënul tabax mais monsieur le maire Abdoulaye Pouy dafa taxaw génne ci poche am taxaw pour ñu defar maternité bi ndax jigéenu Petit Mbao coono yi ñu doon daj fii ndax poste de santé maternité bi fi nekkoon ku nekk xam na ni mu meloon te nit defe naa ni foo bëgg a dem pour di fa faju rek war nga faa fekk hygiène fekk fa propreté fekk fa nit ñi nga xam ni bu ñu lay faj dinañ nekk à l'aise mu defar ko nag pour population bi gannaaw loolu nag defe naa ni defuñu lu dul sant gërëm waa ICS don bii ngeen fi indi tey ah du ñu def lu dul ñaanal leen yàlla suñu borom mu yokk leen mais gën a yokk seen mën-mën di leen ñaan aussi seen taxawaay gën a yàgg ci population bi kon defe naa ni kàddu gi foofa laa koy yemale di leen sant di leen gërëm waaye di remercier ñëpp tamit ci taxawaay bi ñu ñëw tey taxawu fii pour mën a jot ci médicaments yi jërë ngeen jëf. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين